أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ñu bokk jàng fatiha jàng salaatul fatih def ko hadiya ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla mu may ñu ubbi jotaay bi ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin mbokk yi fi daje ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di leen ziyaar te di leen balwaaq di ñaan yàlla bépp yiw bu nekk ci koor gi yal nañu ko yàlla wàcceel ci sunu réew wàccee ko ci sunuy kilifa di jiital ci nuyoo bi sunu responsable moral Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla mottalil yéeneem ci mission am di teg ci nuyoo bi tamit sunu gan bi ñu am te mu ne moom du gan ndax miin na université bi dinañu ñëw léegi ci présenté ko yàlla dafa def ren ñu ngi ci sunu 17e édition wu université du Ramadan thème bu ñëw nekk thème boo xamante ni li ko tax a jóg mooy fexe ba nit ki xam mooy kan xam lan mooy responsabilité am boo seetloo thème yi jaar fii ci université Ramadan bi yépp génnul ñaar yooyu ren ñu am ci thème boo xamante ni solo bi xëy na thème yi fi jaar yépp am na solo mais bu ñu tuddee héritage mystique ak héritage politique pour qui et pourquoi mu mel ne dafa làmb ñaari ordre yi nga xamante ni ba ilaa yawmi diin du fi jóg ordre politique ak ordre religieux léegi nag ñu war a taxaw seetlu pour càmbar ñaari ordre yooyu lan la ñu tudd ci baatu héritage jaar nañu fi ci thème boo xamante ni tudd nañu l'espace et le temps jéem nañu ko xool ñu gis ni ñaari espace dafa am espace ak temps bu divin espace ak temps bu humain tey nag thème bi nga xamante ni dañu ko war a traiter muy politique et religion mariage d'intérêt ou alliance conjoncturelle dafa mel ne dafa doxe ñaari tànk ndax dafa am wàll mu laal ci espace ak temps bu humain am wàll itamit mu laal espace ak temps bu divin loolu moo tax waxtaane thème bi dana xaw a complexe ni ko docteur Momar wax léegi dina ñëw ci expliquer lan moo tax waxtaan bi am complexité bi mu am dañoo dégg sunu maam Cheikh Ahmad Tijani mu wax ni les rois les mystiques ont toujours triché avec les rois nee na et pourtant ils ont la même mission les mystiques par extrapolation ñu représentaient l'ordre religieux les rois par extrapolation ñu représentaient les gouvernants incarnaient l'ordre politique mais li mu ci teg wax ni et pourtant ils ont la même mission loolu tey jii moo ñuy intéressé ci introduire oustaz waxtaan wi ndaxte oustaz nee na ni mu fas yéene waxtaanee thème bi mooy ni dana wane d'abord ni diine ak politique nee na shumuliya la nee na dafa am loo xamante ni globalité la nee na nag am na ci penc yoo xamante ni dañ leen a jël ñu écarter leen diviser leen wala ci diine yoo xamante ni ni ñu gise mooy ni politique dafa war a taxaw nële diine taxaw nële nee na dina wane ni ci biir l'islam nee na cassure boobu amu ci shumuliya la
ñaareelu point bi mu ni bi nga xamante ni jëm nañu ci biir l'islam ñu créer cassure boobu am maanaam wax ni diine dafa war a taxaw nële politique taxaw nële ci ñenn ñi ci seen xalaatu diine nee na dana fexe wane yooyu yan problème la jur problème yan la jur. beneen bi ci des mu ni dana fexe ba wane revendication yi nga xamante ni moom moo am ci gannaaw bi ñu bëggee indi la cassure entre politique ak religion nee na dana wane yan revendication la mouvement islamique yi porté pour war a mën a jëlaat seen place. nen nag fi muy mujjël mooy dana fexe ba situation wu Sénégal ñu def diagnostic bi ñu xool Sénégal politique ak diine ndax seen mariage conjoncturel la mariage de raison la wala alliance conjoncturelle nee na dana fexe wane ko ci l'exemple précis bu Sénégal. loolu nag wóolu nañ ko ci ni xalaatam dana tegu fi mu war a tegu ndax yu bare bi ci njëkk mooy ni docteur la mi ngi nekk fii ci ENTSS doctorat am mi ngi ko defee université Laval cycle primaire am jàng na ko defe na ko Saint-Louis defe na ko Louga formation professionnelle am itam defe na ko ci école bi mu nekk tey jii muy ENTSS. te beneen bi ci des muy beneen dimension bu am solo bi te mooy ni acteur la dans le champ religieux ndax membre la ci mouvement MRDS ak yeneen yoo xamante ni yu bare yàgg nay def conférence ci Sénégal ak ci bitim réew fu mel ne Iran dana fa dem def fa ay conférence. kon nag yaakaar nañu ni lii ñu ko jox tey muy ñaari dimension yooyu la dimension politique ak la dimension religion ñoom ñaar war na ci mën a wax ba sori ci. léegi nag problématique bi mu wax ni moom lay jaar mooy problématique boo xamante ni bu simple la diine ak politique weesu nañu ni est-ce que religieux yi dañu war a wàcc ci langue politique wala déet weesu nañ ko mais seen nature relation lan la ci loolu lay fas yéene waxtaane. kon nag dañ koy ñaanal yàlla yal na yàlla leeral dënnam yàlla ubbil ko xelam ba lim bëgg weccoo ak ñun mu matale ko bu ko defee ñu soog a dugg ci deuxième partie bi ci discussion débat laaj ak contribution yi soog a yëkkati jotaay bi kon nag oustaz bismillah. aouzu billahi samil alim min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiya wal mursalin sayidi l ujudi wa alimi suut muhammad ibn abdullah wal qasim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullah. maa ngi leen di ndokkeel ci weer wu tedd wi nga xam ne ci lañ nekk di weer boo xam ne wii damay wax ne ci yërmande borom bi tabaraka wa taala daf ñu koy defal jamono bu ne pour ñu fóotu ci ndax diggante koor ba koor wóor na may liñ fiy def ci bàkkaar liñ fiy taq kenn xamul nu mu toll moo tax yàlla yërmandeem tax mu jox ñu weer wi ñu du ci war a fóotu mu ngi mel ne ku doon dem benn béréb rek boo xam ne bii na nga fay ñëwee lañ lay teeroo boo ñëwee salte ñu jox la ñu teeroo la noonu soo ñëwee set ñu teeroo la noonu nga ñëw bay bëgg àgg si te fekk taq répp dajeeg aswaay mu jox la saabu ak ndox ne la sangul loolu la sambam di def ak ñun ci tangu koor kon nag duñu mën lu wax alhamdulilah. mbokk yi di nuyu sëñ Cheikh Al Moursid muy ko xam ne kii thème bi may wax ku ko waxee danga ko bàyyi xel ci ñi xam bu baax histoire. du nuyu alqaayid sëñ Moustapha koo xam ne kii man li ma jàpp ci moom te yàgg na ndax 84 la ñu daje Algérie ci multaqal fikri bi ñu daan def foofu
ma def ak moom interview mais man li ma tiire ci interview bi mooy nit ko am vision la te loolu suma analyse société africaine yi wala sax du tiers monde analyse bi ma ci am dama koy tënk toujours ci ñaar moo am benn bi crise de décision waaye crise de décision bi li koy indi mooy crise de leadership waaye crise de leadership bi li koy mandargal mooy manque de vision waaw dañ ne politicien mooy ki nga xam ne moom nattam yépp mooy nu muy def ba toogaat fi waaye politique moom mooy ki nga xam ne nan lay def ba transformer une génération am na différence fondamentale sëñ Moustapha nag moom ak ci catégorie boobu laa ko dugal bu ñu dajee Algérie dama def benn conférence am ay naar yu ñëw félicité ma mais leen gisagu leen dara waaye moom bi mu toogee man comme loon conférence bi xamam poème la waaw man wax dëgg yàlla du ma ko fàtte mukk man dégguma arab gaa waaye keroog jayaxu na macha allah waaw donc muy tiitaru réew mi di tiitaru xeet wi ñu di ko nuyu di ko ñaanal wér ak tawféex waaw thème bi moom du yomb parce que politique soo ko tuddee Sénégal xëy na pas ci béréb boo xam ne bii nit ñi xaw nañ cee yeewu wala seen xalaat sore na ci mais soo ko tuddee ci le Sénégal des profondeurs léeg-léeg nit ñi ne càmm waaw loolu moom moo am léeg-léeg nit ñi ne càmm waaw buñ la xamee itam ci sell wala ñu yaakaar ci yow ak sell buñ la gisee ci champ politique bi dañu daal di commencer di la xeeb ndax ni ñu xamee politique moo tax ma bëggoon bala may sori ci wax ji def li ñu jàngal ñun dañu wax il faut ngeen def recherche sémantique il faut ngeen quand même wax baat yi lu ngeen ci jublu sama collègue Mbodj laa xam na li may wax bu baax a baax faut ñu définir concept yi religion diine man nekk ñaar benn bi ñoo xam ne religion boo xam ne immanente la maanaam day jóge ci doomu aadama yi xam nga religion mënut a ñàkk diine mënut a ñàkk xamul tax dafa am benn besoin boo xam ne doomu aadama yi dañ ko am te fokk ñu faj ko ni nga xam ne doomu aadama yi noonu la ñu amee besoin lekk besoin naan besoin yooyu ñu di ko wax besoin sustentation de la vie luy soutenir la vie loolu xam nga besoin la boo xam ne kenn mënu ko bañ a defar am na benn besoin bu am solo mooy besoin de régulation sociale maanaam ay doomu aadama fu ñu nekk fokk mu am lu leen di atte luy doxal seeni rapports sociaux mais dafa am benn besoin muy besoin sens waaw besoin sens doomu aadama mënu ko éviter mooy li tubaab di wax les questions existentielles kenn mënu koo bañ a tontu maanaam fu ma jógee man maay kan fu ma jëm dund gi mooy lan dee mooy lan yooyu c'est des questions existentielles ku jàng ku jàngul da nga koy poser sa bopp ndax yàlla da ko mooñaale ak xel moo tax ñaar tontu mën na ci am benn nit ñu tontul seen bopp muy musiba wala ñu jëlee tontu ci asamaan te loolu mooy li ñuy wax les religions révélées diine yi nga xam ne dañoo jóge asamaan mooy diine yi nga xam ne moom la ñuy wax les religions révélées te yooyu sans boroom mooy tontu ci question yooyu mooy wax doomu aadama yi loolu mooy lan man nag bu may wax kon bu ñuy waxee fii tey religion et politique waxuma diine yi nga xam ne tontu doomu aadama la maanaam dañu ay animiste les religions anthropolatriques religion animiste yooyu nga xam ne ay doomu aadama ñooy jékki-jékki rek gis benn jësit mu jaaxal leen loolu ñu def ko yàlla wala benn garab gu yéeme ñu def ko yàlla wala ñu gis benn waaw loolu tam bari na am na diine yu mel noonu mais diine yooyu mooy tontu doomu aadama yoo xam ne yi seen xel
ak seen xam-xam fu loolu leen may waaye diine yi nga xam ne moom a tax may wax fi mooy diine yi xam ne ca sans borom la jóge tabaraka wa taala wallazi arsala rasula bil huda wa diinil haq lu yuzhiru ala diini kulli diine boobu buñ ko dee xool ci histoire dañuy wax ne lu mel ne judaïsme kooku ñu xalu kitaab judaïsme wala christianisme wala islam au fond boo nee islam sax dugal nga yooyu au fond boo en tout cas ñu suñu conception diine boo nee islam dugal nga yooyu waaw yooyu yépp diine la yoo xam ne yi l'islam daf ko indi diine yooyu ñi nga xam ne ñoom lañ ko joxoon ñu indil ko doomu aadama yi ay yonent la leen tuddee mais na ngeen xool yonent yooyu bu baax a baax a baax dañu am léegi ñetti posture maanaam dañoo taxaw ñetti taxawaay par rapport ak politique wala par rapport ak pouvoir benn bi mooy ay yonent yoo xam ne dañu nekk carrément buur maanaam njiit di dogal loolu am na yonent yu bari bu ngeen demee ay buur lañu ku mel ne Suleymaan ak ñeneen wala suñu fekkul buur du ñu nekkul buur itam nekk ay guide maanaam buur yi ñu di leen guider loolu itam beneen posture la wala suñu nekkul loolu itam nekk opposition nekk opposition yonent yi nekk opposition bari na nekk opposition benn ñu opposé wu ak kay yore nguur ga seen jamono wala ñu opposé wu ak xeet wa waaw su ko defee opposition yooyu benn yàlla ñëw ak ay mbiram jàppale leen comme ni nga xam ne xeet yu bari yàlla daf leen a mbugal ndax la ñu waroon teew ak seen yonent wala ñoom ñu jëm def seeni pexe ñoom ba am ndam yonent yépp dañu opposé wu yu ci bari dañu opposé wu bokk yonent yàlla Noox dafa opposé woon ak peuple am yonent yàlla Saalix dafa opposé woon ak peuple am yonent yàlla Shuayb dafa opposé woon ak peuple am ku mel ne yonent yàlla Ibrahim dafa opposé woon ak Namrod ku mel ne Firawna yonent yàlla Moussa dafa opposé woon ak Firawna ku mel ne sang bi sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam ne ne notable Quraysh yi dafa opposé woon ak ñoom nañu jàpp loolu kon yonente ñi yàlla yónni ci doomu aadama yi benn ñu nekk buur carrément di diriger donc ñoom kenn mënu wax ak ñoom du ñu defuñu politique parce que politique mooy pouvoir rek du leneen politique mooy la gestion du pouvoir donc ñoom dañu gérer directement pouvoir wala ñoo xam ne ñooy kilifa ñiy gérer pouvoir bi directement ñoom ñu yore guidance bi wala alors ñuy opposé wu nekk dans l'opposition léegi opposition bi sax dana leen jural ay métit am na yonent ñu rey am na yonent yoo xam dañ leen a rey yonent yoo xam dañ leen a mbugal soo demee ci judaïsme ku ne xam na ne tàqatlewul diine ak politique ndax li ma waxoon léegi ci yonent yàlla Moussa waaye ku ne xam ne aussi amoon na moom charia lu bon lu ñu réerewul les 10 commandements kooku mën nga wax ne charia la parce que ay loi la mais diine ji nga xam ne moom la ñu war a gën a jàngataat pour xam ñun li ñu dal bu ma nee li ñu dal mooy jullit ñu leen dal mooy christianisme kooku la ñu war a gën a jàngataat bu baax a baax parce que problème yu bari ci ñàkk xam lu tax ñu am benn nit ñi am yenn taxawaay ci diine waxuma sax ci l'islam mais ci diine ci foofu la jóge ndax christianisme dafa nekk diine boo xam ne moom la ñuy on lui doit maanaam moom mooy tax moo ñu jural ñu rétrograder religion def ko rek muy mbiru nit diggante nit ak borom kese lu ñuy wax rapport de l'individu à son Dieu mu yem foofu maanaam wax ne diine du atte diine yoonam nekkul ci penc mi
diine du diriger diine rapport la rek diggante nit ki ak borom tabaraka wa taala loolu ni histoire église demee moo tax ñu am ci loolu waaye yemul foofu moo ñu indi itam ñu dem ba jàpp ne diine ay naxe mbaay kese la waaw diine dañ koy fuug def ko ci jullikaay yi waaye waruñu ko yóbbu assemblée waruñu ko yóbbu palais waruñu ko yóbbu palais de justice loolu ci histoire église la feeñe diine opium du peuple la maanaam dafay màndal nit nëbbu ko contradiction yi am ci société bi ba tax ñenn ñi di jekku ñenn ñi loolu itam diine boobu moo ñu ko indil bu ñu doon àtte l'islam rek ci l'islam par l'islam kon xëy na du ñu am vision yooyu waaye du ñu transposer benn gisin ci benn diine transposer ko ci l'islam loolu mooy suñu problème te dinaa ci ñëw léegi ci kanam xam nga soo jëlee diine bu mel ne bu yonent yàlla Isaa maanaam christianisme yonent yàlla Isaa dafa ñëw li mu indi woon ci risaala dafa fekk maanaam kii yi nekk fi yawut yi nekk fi maanaam yawut yi mooy yi nga xam ne ci diine Muusa lañ bokkoon mais moom dafa ñëw parce que sama borom tabaraka wa taala moom toujours bu yónnee yonent rek c'est que dafay jàngat jamono bi ñu toll ak jamono boobu la fay dëng-dëng la fay manki mu ñëw indi beneen yonent pour mu faj ko kon mën nañu wax yonent yàlla Isaa lan la doon faj si yonent yàlla Isaa li mu doon faj si mooy lenn mooy loi bi nga xam ne moo doon régir moo doon charia bi nga xam ne moom la yonent yàlla Moussa indi woon yawut yi bi fi yonent yàlla Moussa jëlee rabbin yi ñoo ko yoree rabbin yi boo def rabbin mooy sëriñ si mais sëriñ si dañoo dem ba gisatuñu l'esprit de la loi mais la lettre de la loi mais loolu sëriñ bi loolu ñun dal notre suñ propre religion waaw boo gisee boo nee nit nañu appliquer charia rek mu ne tut attention tut dootu gis loolu deret bari na jullit boo ne nañu appliquer charia du gis loolu deret parce que dafa xam ne bu ñu la jàppee bu ñu daggee sa loxo boo sàccee dañuy dagg sa loxo boo njaaloo dañ lay raj mu nangam donc charia bi yëpp dañ ko indi gisuñu lu dul deret gisuñu lu dul mbettital violence waaye gars yi charia du loolu way toog ko jóg way loolu moo daloon rabbin yi jamono yonte yàlla Isaa dañu jël loi bi duñu gisatuñu ci loi bi yërmande yàlla gisatuñ ko ci maanaam dafa mel ne diine ji coxor rek moo ko tax a jóg dañu nettali benn xisa ci yonte yàlla Isaa dafa gis benn jigéen boo xam ne dañu ne dafa njaaloo rabbin yooyu ñoom seen loi mooy dafa njaaloo nañ ko raj mu dee yonte yàlla Isaa li mu doon indi ci mission bi mooy mission bi yonent yi di indi loi am na ci mais du loi kese axlaax am na ci yërmande am na ci yërmande sax moo ëpp doole loi bi donc moom da doon joyanti bi mu àndeek ay saabaam ñu gis jigéen jooju ñu ne kii dafa njaaloo mooy leen alors bu njaaloo na ñu ne mu ne waa njaaloo la kay mu ne njaaloo lu ngeen ci bëgg ñu ne xanaa raj mu ko ndax loolu la loi bi wax mu ne mu ne waaw loolu day loolu la loi bi wax waaye nag loi bi yemul foofu war nañ ko raj mu waaye ki ko sañ a raj mu mooy ki amul bàkkaar fekk gaa yi yéen woon seen doj ba pare ñëpp wàcce waat seeni doj teg ci suuf waaw dimension boobu muy dimension spirituelle dimension sentimentale xol loolu
rectification boobu la yonent yàlla Isaa doon andi waaye yonent yàlla nee na je suis pas venu pour abolir ñëwuma pour dindi loi bi déedéet parce que loi bi bu fi dañee musiba am diine yi ñu sama borom di yónnee dafay nekk pratique ñetti mbir dina nekk culte maanaam dina nekk jaamu yàlla waaye dina nekk ay loi yoo xam ne yi dina nekk loi mais dina nekk morale il faut ñu distinguer loi ak morale loi contrainte la mi mel ne tey brûlé feu rouge bi parce que da nga xam ne feu rouge bi boo ko brûlé dañu lay verbaliser waaye xëy na bu fekkoon ne ragaloo ñu verbaliser la xëy na da nga ko brûlé kooku loi la mais moral moom mooy yow da nga xam ne lii moo baax nga def ko moo xam dañ la caa maanaam kenn du la ca gaa yaay seet ne lii moo baax nga def ko yaay seet ne lii moo bon nga ba ko niveau boobu la moo tax dama wax ne dama ñëwuma pour abolir la loi mais dama ñëw pour accomplir pour mottali yonent bi xam ne wax lu mel noonu boo estu an utammima makaarimul axlaaq yonent bi loolu wax moo tax dañuy wax ne loi maanaam société ñett yooyu ñoo ko laal loi bi mënut a ñàkk pourquoi parce que boo bàyyee loi bi bu nit tooñee moroomam boo atul suñu bàyyee nit ki mu fayu boo atul mu xabaabal wala déet waaw boo demee ba fayu mënut a ñàkk daal boo demee fayu mënut a ñàkk na nga fayu lu tolloog li nga xam ne moom lañ la lor loolu moo gën a maandu loolu la loi bi assuré waaye l'islam di wax na leneen nee na boo jéggalee nag la man sabara soo jéggalee nag moo gën a ti donc kooku niveau moral la loolu ëllëg àjjana foofu la ñuy toll maanaam àjjana loi dafa am ay niveau moral moo fay dox war dañu wax ne àjjana kenn du fa dugg dese tuuti rëy lu day ne tuuti rëy rek doo ko duggee àjjana boo demee ba yàlla dina ko nga dugg àjjana sax bu desee tuuti rëy dañ koy rat ba mu dañ wecc ba mu set wecc waaw donc ay société la moo tax christianisme son problème mooy lan c'est que dem nañu ba dañu jàpp ne actuellement loi amul solo maanaam ñoom itam dañu ëppal ci mission yonte bi dañu dem ba li yonte yàlla Isaa doon wax je ne suis pas venu abolir la loi ñoom dañu abolir pratiquement la loi bàyyi fi moral moo tax ñoom li ñu jàpp rek mooy bu la nit pesee ci nopp ci leexu jàpp ndeyjoor jox ko lay loxo est-ce que noonu la Sénégalais yi doxee doxaluñ doon de koo fi laal tuuti koo fi xosi tuuti mu xuri la koo xuri tuuti mu gàjj la loolu moo fi xew de loolu niveau boobu du ñëpp ci àgg niveau boobu du ñëpp moo tax il faut que loi bi nekk fi ku mënta àgg niveau boobu it booy fayu nga fayu nu tolloog lañ la gaañ loolu mooy charia malheureusement boo gisee église bi nag li indi loolu maanaam jëpp xëy ñu suba rek église bi wax ne du doxal ay loi maanaam du doxal politique maanaam du gérer société bi waxul loolu tëbuñu rek loolu am yont yàlla Isaa bi mu fi jógee parce que moom xam nga 33 ans entre 33 ans ci version yu bari la fi jógee daanaka yu bari jotu koo defar indi na mission dem bi mu fi jógee nag ñi jot ci mission bi comme ni yonent yëpp daan def rek ñu fi jógee ñoom ñoo jël mission ba am lu ñu ca def waaw moo am lu ñu wax ñi nga xam ne hellénistes yi lañu ak ñi nga xam ne les judéo-chrétiens boo gisee judéo-chrétien mooy les juifs yi nga xam ne dañoo duggoon ci diineem moo tax ñu wax judéo-chrétien ak hellénistes yi nag ñoom ñoo mujj remporter la victoire te ñoom ci pensée Saint Paul lañu basé woon bon donc finalement dañu dem ba avec Constantin en 313 l'empereur Constantin moom moo tuub nekk chrétien léegi moom moo tànn ci biir téere yi fi nekkoon
yi nga xam ne ñoom ñoo doon héritage yu yonte yàlla Isa bari woon na ay téere am na téere yoo xam ne yii boo ca delloo daanaka li l'islam di wax loolu la téere yooyu di wax téere yooyu mooy téere yi nga xam ne ñu ngi nekkoon ci centre yu mel ne Édesse wala Constantine wala Asie mineure téere yu ëpp foofu parce que li l'islam di wax loolu la ñuy wax ñoom waaye bi ñu demee ba ci concile de Nicée Constantin en tant que empereur moom moo tànn bi mu tànnee nag téere yi mu tànn mooy téere yi nga xam ne ñoom ñooy téere yi nga xam ne ñoo nekkoon ñoo nekk héritage du Saint-Paul nekk aussi des héritages grecs mais église bi donc am doole par Constantin église bi mooy continuer donc di gérer société bi ba ci Moyen Âge bi empire romain daanoo ndax barbarie yi attaqué ko li desoon ci force en Europe moo doon l'église rek moo fi desoon donc moo doon gérer société bi alors foofu nag daf ci ay problème yu bare yu fi xew li fi xew mooy ni ñu déggee woon ñoom seen téere yi ni ñu ko déggee woon ni ñu ko doon firee dafa dëppoowul ak li xam-xam commencé woon di ball mbartal moomu c'est très important ñu xam ko bu baax a baax parce que bi église bi amee doole dafa mujjoon sax def lu ñuy wax tribunal de l'inquisition maanaam tribunal boo xam ne bi képp koo xam ne que li nga wax dafa woroog li seen téere yi wax ñu mbugal donte li nga wax xam-xam la waaw loolu mu andi lu mel ne ay plus de 315 personnes yoo xam ne dañ leen a lakk ay savants ak borom xam-xam dañ leen a lakk bokk wala ñi nga xam ne dañ leen a mettital ak ñi nga xam ne xam-xam ñu waxoon dañu mujj renoncé ci dañu ñëw ba ci tribunal bi wax ne jéggulu nañu ne maanaam lu mel ne suuf si palaatul maanaam suuf si dafa wërngalu loolu église nangu koon jamono boobu boo ko waxee ñu ne la weddi ko mbaa ñu rey la boo nee lu ñuy wax héliocentrisme parce que bu njëkk lu ñu xamoon géocentrisme la ñu xamoon mooy léppay tourner autour de la terre waa déedéet léppay tourner autour du soleil loolu mooy héliocentrisme ki ko turee woon dañ ko ne weddi loolu mbala ñu toroxal la mu weddi ko ba muy génn tribunal bi dafa wax ci suuf ne et pourtant elle tourne la terre elle tourne c'est-à-dire boo jàngee Victor Hugo am na fa Victor Hugo di defee critique gu église bi dafa lay won ne la diine jamono boobu dafa gàllankoor xam-xam waaye yemul gàllankoor xam-xam mais ñi ko jiitu woon itam dañoo taxoon taxawaay bu ñàkk a maandute ci jël àddina bëgg àddina lépp doon alal ñu manq ko dem nañu bay def yoo xam ne maanaam ci histoire église bi dem nañu ba ay pape yoo xam ne soo defee bàkkaar da ngay ñëw fay da ngay fay dañ lay gàllankoor benn kàr boo xam ne boo ko joxee rek baal nañ la bàkkaar bi moo tax demoon nañ ba mujj surtout c'est les Médicis dañoo nañu xam ne mujj pape yi li ñu yore ci alal ak ci or kenn xamul nu mu toll muy ay mettital yoo xam ne yi dañ ko teg xeet wi donc mettital ñàkk a maandu et itam ñàkk a respecté xam-xam loolu moo indi ay révolte au sein de l'église révolte bi jëkk am ci biir église bi la amee itam loolu mooy le protestantisme de Calvin et Luther ci la ñoom Descartes jaar au XVIIe siècle commencé indi xel lu am solo la parce que dañu indi xel wax ne comme gis nañ ne li ñu jàpp ne jóge na ci asamaan bi dafa wuute xam-xam kon léegi xel lañu fal pour muy xalaat waaye ku ne xam ne xel am na fu mu yem ku ne xam ne xel am na fu mu yem yemul ci xel waxuma rationalisme boobu maanaam jël xel def ko source axiale de la vérité te yàlla doon source axiale bi loolu la ñuy wax anthropolatrie te ba mujj nit jàpp ne moom rek moo mën a xalaat mais yemul foofu ñu dem ba ci positivisme rationalisme dafa mujj nekk positivisme maanaam xam-xam mi ngi yem ci li ñuy tudde le réel inférieur mooy li ñuy gis waaw xay ba na
kon lépp lu yëkku ci yàlla ak li ko wër malaayika yeeg ajjanaak safara ñoom nee nañu yooyu ay amul solo xam-xam dugg ci mbartal moomu bu ñu demee ba disqualifier dañu disqualifier l'église ne leen nekk ne leen yéen diine ngeen yem diine ngeen am mais na ngeen yem rek ci seen makkaan yi bu leen ñëwati ci penc mi parce que yéen musiba rek ngeen fi indi ak gàllankoor progrès wu doomu aadama ci logique boobu ci lañ àgg ba Karl Marx wax ne la religion est l'opium du peuple maanaam weddi carrément donc diine boobu benn mi ngi ci église yi man may nañ la nga nekk ci église yi loolu tubaab yi nangu nañ ko ma koy wax fii dama koy wax benn débat yu waaye ne Amérique ñoom ñu respecté diine boobu xam nga julli ñu sax dañ fay manifester nanga mais leen Amérique c'est comme tous les occidentaux en règle générale su fekkee ne diine ji ay julli rek la ak i woor ak sàkk muurum koor ak yu mel noonu pare nañ sax financé leen waaye bu diine ji wax mukk ne naa àtte diggante yi loolu moom nanguñ ko moo tax islam jullit bu jóg bëgg a wax loolu rek ñu am étiquette bu ñu la takkal waaw bu njëkk dañ wax fanatique ci tangu croisé yi fanatique lañu naan wax mais vocabulaire bi avancé na mu ñu wax intégriste léegi nag intégriste sax tuuti léegi terroriste la ñuy wax waaw waaye nag duñ ki ñuy takkal garaat boobu rek mooy kii wax ne l'islam kat dafa war a àtte diine ji daa war a àtte ëtt bi kooku rek lañ koy wax donc loolu moo indi transfert boobu loolu moo tax ñu transféré gisin boobu ci diine au lieu ñu wax ne gisin boobu dafay yem rek ci diine ji taxoon mu jóg te mooy christianisme dañu ne déedéet léegi diine yépp en fait noonu la parce que Marx bi waxul ne christianisme est l'opium du peuple dafa ne la religion est l'opium du peuple ñu transposé ko ci l'islam ma ne gars yi l'islam dafa dajeeg Olivier Carré benn orientaliste la Abidjan mu bind benn téere boo xam ne bi mbokki Abidjan yi dañ ci amoon lu leen metti lool ndax xam nga xalaat boo xam ne ci sa langue nga koy waxee wax ko waxin wu am solo indi ay argument yu am solo moom dafa waxoon ne maanaam l'islam dafa wax ne l'islam dëgg mooy l'islamu mag l'islam dëgg-dëgg damay kii rek résumé téere bi l'islam dëgg-dëgg mooy l'islamu mag mu ne l'islamu Médina l'islamu époque la moom loolu thèse boobu la défendre ñu boole benn taabu noonu mel ne ko man daal doon naa d'accord ci sa wax ji su fekkoon ne da nga dégg ci ne l'islam warul gérer société warul yore pouvoir li yomb nga convaincre moom en tant que jullit mooy na nga ma seetal benn aaya alxuraan boo xam ne dafay indi loolu wala nga indi ma benn xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne dafay indi loolu wala nga seet ci taarix loo xam ne dafay dëgëral loolu mbokk yi loolu sa waay amu ko boo jëlee alxuraan ba mu jeex da nga est-ce que ci benn yoon fu yàlla di tàggale diine ak dawla amul globalité de l'islam bi ma doon wax léegi sumulee bi mooy loolu maa faratna fil kitab min shay yàlla nee na bàyyuma dara ci sama téere bi bàyyuma ci dara maanaam tous les principes yi nga xam ne mën na régir la pensée et l'action lépp ngi ci biir l'islam mu wax ne atiiu Allah wa atiiu rasul wa ulul amri minkum fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul zalika xayr wa ahsanu tahwila loolu sama borom moo ko na ngeen topp yàlla dellu si na ngeen topp yonent bi dellu si na ngeen topp ñi nga xam ne ñoo yore nguur ci yéen mais ñooñu su ngeen amee benn jaxaso seen biir na ngeen delluwaat ci alxuraan ak sunna boo demee ci xadisu yonent bi baa ngi wax ne boo jëlee tey l'islam nee na benn édifice la nee na benn édifice la benn tabax la bu rafet waaw mais nee na brique bi jëkk a daanu ci tabax boobu nee na mooy nguur mooy le pouvoir yonent bi nee na
l'islam benn kii la benn édifice la édifice bi mën ngaa wax ne asas bi mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah piliers yi mooy arkaanu dina yi ngeen xam waaye économie sociale culturelle politique loolu mooy briques yi nga xam ne ñoo defar édifice bi mu ne nag waaye bi ciy jëkk a daanu nee na mooy pouvoir te it noonu la amee parce que yonent bi mu fi jógee yonent bi yore na biir Màkka am na sax ñuy wax ne Màkka day yonent bi yorewu fa woon pouvoir ah kay mais pouvoir ki koy Vincent Lemieux daf koy définir comme l'influence le cheminement de l'influence maanaam koo xam ne que rek nit mën naa am ci yow autorité moo xam autorité bi foo nu mu demee xëy na xam-xam nga naw xëy na mbaaxam nga naw xëy na àllam lu mu mën a doon rek mais bu la def loo nga def bu la bàyyi loo nga bàyyi loolu mooy définir le pouvoir mais yonent bi Màkka ñi duggoon ci diine ji moo doon seen kilifa wala déet moo doon seen kilifa xëy na yorewuñu état comme système nii mais amaa yore nit ñoo xam ne moom la ñuy déggal bu leen tere ñu bàyyi bu leen sant ñu def ko état la woon kon yonent bi ci même biir Màkka dafa yore woon état waaw parce que dégg naa boo daan daaroo ak xam boo daan masaan ñëw boo dugalee tànku ndeyjoor bala dafa xoon benn rideau am na gaa yu bari yu sàcc histoire l'islam du ma sori ci gaa yooyu mais waaw maanaam da ngay dugal tànku ndeyjoor ñu laaj looy wutsi su fekkee da ngaa nam ma ñëw tuub dugg ci diine ji ngay door a sa tànk càmmoñ door a fekk sa tànk ndeyjoor état islamique booba temps palais bi mooy Daarul Arxam yonente bi di kilifa gi ku fa dugg ne ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullaah bokk ci umma bi ba mu demee Médine état islamique taxaw li kenn dul wax li ñu bari dul wax mooy état dëgg dafay am constitution au premier constitution bi ñu xam ci l'histoire yonente bi moo ko def muy la constitution de Médine constitution bi njëkk a am ci àddina laa wax donte avant yonent bi empire romain ngi foon l'empire grec mi ngi foon l'Égypte ngi foon mais bi yonent bi ñëwee ci la jëkk def benn constitution boo xam ne bi ña fa nekkoon ñépp te bari woon nañu te wuute ñépp dañ ne gongo ñépp a d'accord ci constitution am ndax maandu ga ko lal ndax mbaax ga ko lal ndax jëriñ ga ko lal donc boo yoree constitution buy régir les lois nga am nguur maanaam di dogal yore armée yore diplomatie mais yow kay président nga ëpp nga président sax donc état de Médine boobu yonent bi mu fi jóge sallallahu alayhi wa sallam dama am seen mbokku chiite yoo xam ne yi ñu bari xam-xam lañu il faut reconnaître mais léeg-léeg du ma d'accord ak ñoom parce que dañoo xam ne yonent bi jóge fi amagul sax ay kii ñu dem daje fële di wut di xëccoo nguur mais nag déedéet c'est que nguur dafa munta ñàkk ci l'islam moo tax vide boobu yonent bàyyi woon il faut la ñu combler ko loolu moo tax ñu dañoon ci Saqifa tànn fa njiit tànn ku mat njiit muy Seydina Abubakar mu yore xilaafa bi doxal ko doxalin wu rafet mu jóge fi ñu tànn Seydina Omar mu yore xilaafa bi yore ko yoren wu rafet waxuma yore ko yoren wu rafet mais mu def expansion l'islam àgg ca ba Asie ak tout le pourtour de la Méditerranée mu jóge fi ñu tàdd Seydina Ousmane mu def fukki at ak benn ñii ne ñaar mu yore nekk amirul muminin bi mu fi jógee ci circonstances yi mu fi jógee ñu jox ko Seydina Ali mu yore ko juróomi at bi mu fi jógee mbir mi continuer foofu nag naa fa taxaw tuuti pour wax ne
problème politique bu fekkee ne am na ay facteurs internes ci l'islam en dehors li ma waxoon léegi ci église bi daanaka mën nga ko date foofu Siffin amoon na lu jiitu Siffin parce que amoon na amoon na xeex bu doxante duggante Sidna Aïcha ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais kooku amul woon conséquence ci wàllu doctrine bi amul ci woon conséquence mais Siffin bi doxoon diggante Seydina Ali ak Muawiya kooku moom daanaka mën nga wax ne problème mu pouvoir politique bi yonent bi doon wax mooy jëkk a daanu mën nga ko xam ne foofu parce que Muawiya moo jëkk wax ne ana awwalul muluk ñi ci des ñépp dañoo doon wax xulafaa raashidun lañ bokkoon ana awwalul man maa moom moo jëkk a wax ne man maa jëkk a nekk buur ak li mu inal muluk iza daxaloo xariyatan afsaduha moo jëkk a wax ne ana awwalul muluk martal moomu bu jar a bàyyi xel la parce que lu jaxasoo ci biir l'islam bi moo ko jaxase parce que indi na ay xajjat lu ko yoo xam ni pour defaraat leen lu jafe la man voyagé naa ba tey dem naa Iran au moins 6 fois dem naa ci ardu Hijaz daje naa ak ay frères musulmans partout mais lu jafe defar la léeg-léeg noonoo gi dox seen diggante sax moo gën a tar noonoo buy dox ci diggante jullit ak mushrik te pourtant ñoom ñëpp dañ ne yàlla mooy seen yàlla yonent bi mooy seen yonent téere bi moom la ñu gëm mag ñooy bokk julli yi ñoo bokk lépp daal waaye daal léeg-léeg bañante bi nekk seen bigg léeg-léeg jégg na doy waaw donc loolu moo ko ne mais teewul umayyun yi seen sikk si ci ñoom la woon waaye société bi moom ñu ngi doon dox ci l'islam maanaam culture islamique société islamique donte état bi ñoom ak jubadi parce que gannaaw Muawiya la ci tese dara baaxut daanaka xanaa da ngay demaat ba ci Omar ibn Abdul Aziz waaw da nga dem ba ca gannaaw avant dernier njiitu Umayyun yi muy Omar ibn Aziz ngay dellu soit moo tax ñu di ko wax sax moom mooy juróomu xaalifu rachidin waaye ci Yazid li ko commencé ci Yazid jàpp ci ñoom Marwan jàll la googu mais ay buur lañu woon mbirum buur lañu doon doxaluñu woon li yonent bi doon doxal ci ni mu jiitee doxaluñu ni saaba yi doon doxal dañ doon doxale ñoom ci seen bakkan loolu indi lu bari jullit ñu bari commencé bañ pouvoir bañ politique waaw bu ñu fi jógee Abbasiin yi ñoo toog ñoom itam yore nguur gi charia moo doon dox amul benn buur ci ñoom amoo yónni Abbasiin yoo xam ne ñëw nga wax ne dañuy dindi charia amul kenn ñëmoo ko ci woon donte am nga say sikk mooy dox di dox ba ci Umayyun yi mooy l'empire ottoman itam di doxal loolu benn xilaafa am ci àddina bi ba 1922 la 8 états européens dajaloo def li ñu tuddee les accords de Lausanne ci accords yooyu la ñu gembe Mustafa Kamal Atatürk gemb ko ñu daaneel Abdul Hamid ki nga xam ne moom mujj nekk xalif ci empire ottoman moom moo jëkk a dugg lu ñuy wax laïcité muy séparation diine ak état moom Atatürk moom moo ko jëkk a def ci monde islamique yemul foofu mu dugal nationalisme mooy gëm sa xeet lu ko wees woon gëm umma bi la woon umma bi doo woon def différence entre turc mongol perse arabe ndax ñooñu ñoo daje woon ci ëttu yonante bi wala déet Salman al Farisi Shuayb grec ba Bilal Abbasi Omar ñooñu ñoo doon représenté doomu aadama yépp xeet yépp nekk ci ëttu yonante bi ku ne sa morom gënal la sa morom loolu moo doon dox ci monde islamique bi waaye Kamal Atatürk moo indi ak tubaab yi seeni pexe dugal Lawrence d'Arabie ñu dugal ko arab yi mu yëkkati arab yi di leen wax ne dina ngeen jël gore leen ci turc yi
maanaam jaxase boobu diviser pour régner boobu dugg ba l'islam bi nekkoon benn jumla nekk mujj nekk ay tas-tasar colonisation bi dugg Napoléon dugg Égypte jaxase ko anglais yi jël lii français yi jël lii loolu moo indi séparer état ak diine ci biir l'islam moo ko indi loolu nag bi mu amee l'islam maanaam semmu na maanaam dellu na gannaaw ndax l'islam bu fekkee ne dafay yonent bi waxoon li yonent bi waxoon ne brique bi njëkk a wadd mooy pouvoir waaye bi mujj wadd mooy julli loolu waxin la mooy wax ne pouvoir bi comme li Abdul Hamid Ben Badis doon wax mu ne état islamique mënut a ñàkk mu am ay umara wal ulama maanaam parce que bu fekkee ne dafa amul pouvoir buy défendre la foi maanaam imam la foi day mujj tas waaw waaye bu fekkee ne amul tam iman boo xam ne mooy yar di guider pouvoir bi aussi kon pouvoir bi day nekk pouvoir despotique mu ne loolu fokk mu daje pour ñu mën a wax ne état islamique taxaw na mu ne nag loolu moo tax bu yonent bi ne bi mujj woon mooy julli mooy nit ñi dañu ngi julli mais seen julli gi est-ce que jariñ na leen dara parce que bañ a julli taxul waxuñu julli woo rek waaye julli goo xam ne du la jariñ dara waaw te julli sans borom wax ne inna salaata tanha anil fahsha wal munkar te sans borom doo xantu dañu wax ne zahir yoon yi ñoom bu ñuy natt nit ki buy julli duñu def comme ñi nga xam ne dañuy xool rek est-ce que respecté nga est-ce que maanaam jàpp nga ni ñu war a jàppee est-ce que jublu nga penku est-ce que def nga rakkaay ni ñu ko waxee ak su jooteeg yooyu ñoom duñ ko seete noonu ñoom dañuy bàyyi ba nga julli ba pare ñu topp sa gannaaw boo jullee ba pare di fen wala di jëw wala di sàcc wala di piis ñu ne yow julli woo ndax inna salaata tanha anil fahshaay wal munkar waaye ji di nee na ma 10 minutes ci des kon ma gaawtu loolu li mu jur ci monde islamique mooy tas waaye dellu gannaaw parce que jullit ñi seen problème mooy lenn parce que benn nga bàyyi complètement l'islam topp li tubaab yi def bu boobaa xëy na dañu leen mën jege waaye su fekkee ne da nga garder ci ñoom dara surtout la nga garder am solo te mooy doxal sa société ci seen xalaat ba pare denc julli du am benn maanaam loolu moo ñu daal ñun jullit ñi mënuñoo bàyyi ne l'islam la ñu bokk mënuñu ko bàyyi fokk ñu donc moo tax ñu garder culte bi waaye nag à part culte bi dara desu fi ba ci suñu réew mi donc loolu mooy seen léegi nag li am solo mooy bu ko temps bi mayoon comme temps bi mayewu ko boo dee topp Europe ci boppam dafa dem ba nga xam ne maanaam dafa maanaam culture européenne moo effondré wu benn waaye dafa xam ne Europe yépp ils sont en appétence idéologique maanaam ñoom ñëpp ñu ngi ci toll ci xiif maanaam diine dañu xiif diine appétence idéologique parce que dañu dem ba diine amatu solo te diine boo ko bàyyee rek wow koŋ ñu soxla roox fi ñu toll foofu lañu toll idéologie yépp dem nañu idéologie ñu wóolu woon yépp dem nañu ba tax ñoom ci seen bopp boo fa demee tey lu mel ne damay jël Québec rek nga xam ne réew la dëkk la boo xam ne moo ko Sénégal parce que ñoo xaw a toll ci population ëpp Sénégal mais lu mel ne ba ma fay jógee 350 sectes ña nga fa ay xeeti diine boo jëlee tey jii lu ñuy wax les religions du troisième âge kenn xamul nu mu toll tey ku nekk yaa ngi gëm li ngay gëm am na ñoo xam ne sax seytaane la ñuy jaamu ci Amérique ak feneen les religions du troisième âge kenn xamul nu mu toll mais loolu lépp li muy signifier mooy mar gu ñu mar yàlla waaw boo doon xool sur le plan économique social et culturel da nga xam ne dara desu fa dernière kii bi ci feeñ mooy crise économique mais crise bi dëgg c'est une crise multidimensionnelle bu ko temps mayoon dañ koy wax parce que crise yi daan am ay crise sectorielle la maanaam crise militaire lay doon wala crise politique wala crise économique lu mel ne 1929
mais crise bi ñu toll crise structurelle la dimension yépp la ëmb boo ko doon tudde ci langage religieux da ngay wax ne dañu àgg ci une parousie. Parousie mooy lan mooy jamono boo xam ne benn yonent dafa ñëw indi risaala jubbanti nit ñi jóge fi nit ñi seytaana liggéeyat liggéeyam bakkan liggéeyat liggéeyam ñu demaat ba dellu ci jaahilee jamono boo xam ne àgg na fa xam ne sëy boo xam ne bi yàlla dafay yónni beneen yoon loolu mooy parousie foofu lañ toll mais c'est que yàlla dootu yónni beneen yonent ku ne xam na ko wala déet dootu yónni beneen yonent léegi liy am rek mooy la yonent bi waxoon su ngeen demee ba xamatu leen fu ngeen jëm na ngeen dellu si ci alxuraan ak sama sunna loolu mooy nekk adduna bi tey loolu foofu la toll boo ko jàngatee ci Europe foofu la toll soo ko jàngatee ci monde islamique foofu la toll parce que le printemps arabe signifie wu lu dul loolu processus de réarticulation à la transcendance te mooy dellu ci yàlla dellu ci diine na mu matale loolu musta jóg ci monde islamique ñu koy wut jamono bu ne am na ñu koy xeex Seydina Usayn xeex na ko Imam Malik xeex na ko Abu Hanifa xeex na ko boo nga di ko topp di ko Ibn Taymiya xeex na ko nga di ko topp ba ci Jamaluddin al-Afghani nga xam ne ci monde contemporain ñi nga xam ne ñoo jëkk indi nahda te mooy renaissance du monde islamique mooy renouer d'islam shumuliya moom afghan boobu moo ko jëkk xeex Mohamed Abdou topp ci Rachid Rida ba ci frère musulman yi dégg nga ak liñ ci rey ni mu toll ñoom Seydi Xutba ak ñoo ñu ci rey ñu ci rasa rey nationalisme arabe bañ dellu si islam boobu ñuy xeex jullit ñi nga xam ne ñoo koy xul mais tey lu fa des nationalisme moom dee na lu ko rey ñaar moo ko rey benn bi mooy la guerre des 6 jours en 1967 beneen bi mooy la guerre du Golfe donc amul benn arabe tey boo xam ne bi yaa ngi revendiquer dara au nom du nationalisme léegi ñoom ñëpp ñu ngi revendiquer au nom de l'islam loolu moo lay expliquer le printemps arabe. Tunisie xoolal Tunisie ni nguuru kii demee te Tunisie ci pays Maghreb yi ñi gënoon a dàq l'islam chumulier boobu ci lañ bokkoon. Bourguiba daana dem ba tangu koor la daan def ndox tangu koor nekk ci télévision def ndox ci weeram naan pour wan tunisiens yi ne woor dafay delloo gannaaw. Kadhafi mi fi jóge bërki démb dafa newoon gëmul sunna moom dafa dàqoon sunna mais sunna amul kenn du def référence ci yoon bi ci référence ci alxuraan nga koy def xoolal boobu musiba boo ko toppee ci dirigeant arabe yi li ñu daan def lépp pour bañ jéem a dellu si ci contrôle bu leen monde occidental contrôlé da nga yéemu waaye dara tey jii soo fa demee réew moo fi jël Marzouki bii nga xam ne mooy président Tunisie tey avant mu koy nekk wax na ci benn interview nee na li metti ci l'islam moom fa àndul ak l'islam de farul ak l'islam moom mais dafa ne li doy waar ci l'islam mooy démocratie bi nga xam ne moom la occidentaux yi jël di ko xeexe jullit ñi réew muñ ko appliqué jullit ñi jël pouvoir bi ba mu koy wax boobu printemps arabe bi sax amagul mais xoolal tey Égypte frères musulmans yaa nga fa tey lañ ci rey kenn xamul nu mu toll. Tunisie frères musulmans ñoo fa toog Maroc islamiste ñoo fa jiite Algérie xam ngeen histoire fils te bu ñu delluwaat ci démocratie dëgg ñu jëlaat pouvoir bi donc retour de l'islam retour de la politique de l'islam politique loolu ci àddina bi yëpp la may ñëw Sénégal tuuti ngeen may ma parce que nee na moom 10 minutes dese te foofu laa war a gën a insister Sénégal bi fi l'islam duggee yàgg na mais li gaar yeneen réew yi moo gaar Sénégal te mooy colonisation parce que ñun lu ñu problème bu ñu am rek colonisation moo ñu ko teg colonisation projet surtout ñun colonisation bi ñu dajeel muy la colonisation type français les français ñoom lu ñuy def ils font ce qu'ils appellent l'assimilation parce que France bu leen fàtte ñoom ñoo conduire la révolution française ñoom ñoo jëkk a consacrer la séparation totale de l'État et de l'Église mooy la laïcité combiste ñoo tax la laïcité combiste mooy laïcité boo xam ne bi diine daf ko joxul benn cër da koy xeex sax kooku mooy laïcité combiste mooy la laïcité française laïcité des Jules Ferry
voilà laïcité boobu France moo ko France boobu bi mu suñu réew yi contrairement à la colonisation anglaise ñoom bu ñu ñëwee dañu lay bëgg a def français donc lépp loo xam ne ni daf leen di résister dañ koy xeex mais mag ñi xeex nañ fii mag ñi Cheikh Omar ku ne xam ne xeex na fii ba tey xeex jël jaasi xeex pour bañ ñuy diriger société am ci xalaat bu dul xalaatul islam Mamadou Lamine Dramé def na ko Maba Jaxu def na ko Amadou Cheikhou def na ko donc ñi xeex ñi jël jaasi xeex pour bañ tubaab yu not leen kenn xamu nu mu toll ci réew mais mag ñi topp ci seen gannaaw ñoom dañu def réévaluation mag ñi ku leen gërëmul itam war a maandu ci seen ci ñoom moo tax am na xale yu dem jànge arab ci àll bi dellu si leen contesté waaye man la waroon ngeen am kersa ndax lu ngeen xam fii ba bu ngeen demee fële ñu naaw leen ci ñoom ngeen ko xamee mag ñi dañu réévaluer li leen intéressé woon mooy nañu fexe ba préserver l'âme des Sénégalais leur identité religieuse réussir nañ ko wala déet réussir nañ ko mag ñi yemuñu foofu dañu occuper l'espace gis nga Sëñ Tuubaa ci stratégie tubaab bi kooku boo liiree le rapport Marty da nga ko ci fekk Marty dafa ñëw étudier ski bi mu wax ne fépp foo xam ne fii l'islam installé na fa bay boo ñu bàyyi ko te ñu jéem a seet fii l'islam installé bu ngeen di seetlu islam fi mu installé wul dëgg fi mu amee problème mooy diggante Sine ak Casamance foofu c'est des bastions chrétiens dañ ko verrouillé mais avant ñu koy verrouillé Sëñ Tuubaa dafa ci liggéey bu rëy dafa daan dem ci benn dëkku séeréer du dugg ci dëkk ba day yem ci biti gaa yi yëkkati sikkar waa dëkk ba seet si ko mu wax ak ñoom woo leen ci lislaam ñu ne ko luy lislaam man la ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu ne ko ñun day dañoo am yu ñu tàmm nañ fii bu fekkee ne loolu rek la dem mën nañ cee dugg bu fekkee ne loolu rek la mën nañ cee dugg waaye ñuy jëfandikoo moom bu ci bokkee du ci dugg mooy leen doy na loolu doy na bu ñu ne ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ne ay jullit la ñu donte bu ñu paree delluwaat seen affaire gis nga tubaab bi bu ñëwee su ñëwee foofu bu leen laajee ñu ne ko ay jullit lañu mu bàyyi foofu dem yoonam loolu du conquête xaw ma dégg ngeen li ma xam déet waaw stratégie mag ñi ñoo doon def stratégie yooyu c'est pas pour rien c'est Seydi Hadji Malick bu defaree mu xaddam ba pare yónni ko ci benn place c'est pas pour rien c'était l'occupation de l'espace yemuñu foofu mag ñi dañu exalter le travail parce que travail mooy libéré ku leen mën a wax itam xam nga ne ñoo gor àll bi ñoo gor àll bi ñoo gor garab yi ñoo sanc dëkk yi wala déet kenn mun leen a aussi xarab ci ñoo organiser nit ñi parce que daayira yeeg yooyu ay organisation sociale loolu moo tax sénégalais ils ont conservé leur âme ils ont conservé leur identité religieuse évaluation boobu ñu def bi ñu fi jógee ñoom mag ñi amoon nañu bu baax xam-xamu jiite réew xanaa si mooy dana wax ne te ngeen maa jox daa ak xalima bind leen nañu yore réew kooku xamoon nañu yore réew waaye nag ni jamono ba mu tëdd woon ñoom lu ñu bëgg ak bañ itam réew mi tas réew mi deret tuuru fi moo tax ñu gérer ni ñu gérer seen diggante ak le pouvoir politique loolu tam mbartal ma la temps bi moo ñu ko mayul mais mbartal moom la bu xam ne lu jar a jàngat la pourquoi mag ñi am une emprise sur les cœurs bàyyi lay gi ñuy doxal ñoo la gënoon xam ne li ñuy doxal baaxul xeex nañ ko itam xeex nañ ko constitution du Sénégal 1958 constitution bu gën a bone boobu ndax laïcité bi mu de premier article dañuy wax ne le Sénégal est une république laïque est un état républicain et laïque laïcité bi ma lay wax mooy laïcité combiste mooy laïcité boo xam ne day foog diine da koy dàq beneen article boo xam ne kenn du am parti boo xam ne parti d'obédience religieuse la loolu moo taxoon ñoom ñu mag ñi dugguñ ci politique boobu waaye ñi ngi préparer ay nit yoo xam ne yi bu fekkee ne continuer nañu seen action normalement bis danañu poser la question moo tax mag ñi ci bari nangu nañu seen doom jàngi tubaab sëñ Cheikh mi
am na bu lu mu daan wax loo xam ne lii référence la tax Sénégal bala muy jàkk ingénieur bi day jóge bureau ñëw changé wu dem jiite jàkka ja loolu mooy lan loolu mooy le Sénégalais musulman boo xam ne bi bu nekkee ci société bi ak fonction bu mu ci mën a am moo xam politique la wala économique la da koy def au nom de l'islam donc loolu réévaluation boobu tey ci biir tarixa yi defaat nañ ko parce que mouvement yi ngay gis yu bari bokk na ci mouvement Moustarchidine excroissance su confrérie yi la wala déet mais le discours qu'il a mais c'est un discours contemporain ah c'est un discours de gestion de l'État lu dëgg loolu mooy expliquer que mutation yi nga xam ne mi ngi am ci organisation maanaam ci mouvement religieux dama ciy dugal organisation yi mais dama ciy dugal aussi tarixa yi am benn mutation nga ciy dox boo xam ne bi lu tax foofu laay jeexale mënoon na comme temps bi mayuma ko li tax tey mënuñu bañ a feeñ ni ñuy feeñe tey nga xam ne boo dee seen législative yi mujj yi yaa ngi ci fekk MRDS yaa ngi ci fekk kii le groupe Salam bu sëñ kii Saman Mbacké yaa ngi ci fekk ñoom Modou Kara yaa ngi ci fekk ñeneen ak ñi ñëwagul tey ñëw xam nga lu tax foofu laay jeexale c'est que les 10 années de l'alternance là avant loolu dafa am benn notion boo xam ne bi moo indi woon ñu jëlee fii régime Abdou Diouf concept boobu moo doon concept de demande sociale c'est-à-dire Sénégal yi dañu traversé période yu metti bokk na ci sécheresse des années les 10 années de sécheresse yi Sénégal traversé beneen bi moo di les politiques d'ajustement structurel Sénégal yi dem nañ ba mujj li nga xam ne moo leen seen valeur mënatuñ ko appliquer c'est-à-dire les valeurs dafay nekk en suspens moo tax valeur dafay juddu day dund mais day dee bu ba amul base matérielle maanaam dimbalante bi amoon seen diggante mënuñu ko parce que boo amul dara doo dimbali kenn wala déet ba nga xam ne bu ñu continuer woon dana mujj ku nekk sa bopp lay doon lu ñuy def de stratégie de survie mooy toroxal sénégalais yi nga xam ne koo gis mi ngi yalwaan koo gis mi ngi truyande parce que il faut nga dund loolu demande sociale bi la mais derrière la demande sociale il y a ce que nous appelons la demande d'orientation c'est-à-dire il faut pas ñu jaawale li ñuy wax les causes et les effets la demande sociale effet la mais la véritable demande mooy la demande d'orientation maanaam bijjanti nit ñi teg leen ci yoon dellul indi leen seen i repère loolu nag soo xoolee parti politique lay yépp de l'extrême droite à l'extrême gauche doo ko ca fekk parce que seen vocation du defar jikko wala déet seen programme du programme bu defar jikko demal ci programme yi daañu toppatoo industrie yi daañu toppatoo mais defar jikko amuñu programme boobu ku ko am l'islam moo ko am moo tax sénégalais yi pré déglu ñi nga xam ne ñoo leen di indi li ñu soxla te mooy delloo leen ci yàlla defaraat jikko yi bu ñu delloo ci yàlla defaraat jikko yi réew mi delluwaat ci naataange asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala docteur ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci ni mu indee waxtaan wi je crois que leer na résumé ko du xaw a jafe mën nañu ni rek ni buñ ko toppee suivre ko ci démarche am wane na ni politique ak diine mariage de raison moom la war a doon ndaxte mariage de raison bi mooy tax ni l'islam jël politique wekk ko ci boppam moo am une dimension politique wane na ni nag am na ci yenn diine yu nga xamante ni dañoo bëgg jël politique ak religion ñu séparer leen waaye wane na ni l'islam ci boppam sumuliye bi démontré na ko ci façon bu pertinente beneen bi ci des itam wane na ni te loolu la jeexale mooy ni l'islam comme mënul ñàkk
def politique mënul ñàkk am dimension politique, il faut que lenn rek moom mooy tax pour ñu cautionner ko mooy ni valeurs yi dellu si, vertu yi dellu si. ci tënk bu gàtt noonu lañu ko fas yéene tënkite loolu mooy li dégagé wu en filigrane ci xam-xamam. wane na ni islam diinun wa dawla la, wane na ni séparation amu si, wane na ni ci ñeneen ñi lu mel ne diine christianisme foofu la benn cassure xaw a ñëw amee, te li ko waral mooy bi ñu demee ba raison jël dessus ci leneen, te li mooy la Max Weber doon tudde le désenchantement du monde. bi ñu demee ba nga xam ni xalaat la ñu jël jiital ko bàyyi leneen ci ginnaaw, wane na ni foofu la cassure bi commencé. kon nag dañuy jàll rek ci intervention yi, dañuy jox sunu mbokk Alioune Mbodj, bu paree ñu jox sunu mbokk Mouhamad Moustapha Mbaye. 6 intervenants lañ fi am, bu ko defee Alioune Mbodj, après ñu jox Mouhamadou Moustapha Mbaye. asalaamaaleykum mbokk yi, daanaka mënoon naa bañ a intervenir, waaye li ma tax a jóg mooy jóg sargal tuuti suñu professeur Momar Kane, ndax dañoo bokk nekk fi ñuy yëngatoo. waxtaan bi yëpp dafa am benn kàddu bu maam Cheikh waxoon bu ma ko xaw a tënkal, mu yóbbu ma ci benn xalaat bi mu wax mu ni nitu jamono yi, maanaam ñi nekk ci nitu nguur yi ñu ngi ca tund ba, nitu diine yi ñu ngi ca xur wa, waaye fu nitu jamono yi wala nitu nguur gi jàqee wàcc ci xur wa fekk si fa nitu diine. loolu nag mu indi benn rapport boobu mooy delluwaat ci thème bi ñuy wax mariage de raison wala alliance conjoncturelle. sama contribution ci alliance conjoncturelle boobu laa koy indi. ñu dem ba seetlu ni Sénégal am na toll nañ ci jamono ya nga xam ni alliance conjoncturelle boobu moo yàq lépp, ndax bu ñu nee conjoncture mooy li Momar doon wax léegi demande sociale, li nit ñi soxla. waaye bu dee li nit ñi soxla ñii ci xur ba sax dañ ko soxla, toll fa nga xam ni métti yi nga xam ne ñoom li ñu bëggoon am amuñu ko, te am na lu manqué ci ñoom lu xaw a manqué wala la nga xam ne yoroon nañ ko am te amuñu ko. day delluwaat ci li ñuy bañ a tudd te mu am. muy même ñu ci xur bi léeg-léeg ñu nekk victime de corruption, maanaam conjoncture bi da leen di dab ba bu ñu leen indilee ñu wokkal leen, ñoom tamit ñu wokkal. lu xaw a doy waar la tuuti, ñu bàyyi ci xel. alliance conjoncturelle boobu ci thème bi mu yóbbuwaat ma ci mariage de raison. man ni ma comprendre woon mariage de raison maanaam sëy àndandoo, mais raison mariage raison mooy lan. dafa mel ni intérêt ko lal tuuti, ndax damay xalaat ndax kii moo àndee moom dina ma amal njariñ wala du ma amal njariñ. donc mariage de raison boobu ak alliance conjoncturelle boobu est-ce que bokkaatuñu sax bokk ci fenn fu ñu nàmpe, fenn fu ñu nàmpe ñoom ñaar. ndax ma amaat ci beneen xalaat mooy lan, ñi nekk ci xuur bi li leen fa téye mooy maandu ak laqatu, waaye ñi ne dëgg. waaye ñu ne ci tund ba li leen fa yëkkati leen yóbbu ci tund ba mooy feeñ, mais bu ñu jàqee wàcc ci suufu làqatu ji. foofu laa amoon ci contribution mooy def làqatu boobu nag la ñuy seet lan moo ko waral. jërë ngeen jëf. ñu jox sunu mbokk Mouhamad Moustapha Sy Mbaye, su paree ñu jox sunu mbokk Lamine Gaye. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum ngi nuyu Serigne Moustapha Sy di ci teg sunu conférencier bi tabarkalla nga xam ni il nous a gratifié de cet important thème nga xam ni dafay wax ci religion ak politique. xam naa intervention la ñuy indi ci wàllu contribution. suñ contribution nag dañ koy axé premièrement ci rôlu islam dëgg-dëgg, ndax jox nañ islam rôlam wala yu'tal islam aw yu'ta din illa al isma wal laqaba.
ci Serigne Cheikh Tidiane Sy ndax bu ne islam c'est un régime boo xam ni fii dimnihi dafa amee nizam siyaasi boo xam ni am na lépp loo xam ni mën na nekk ci ixtiraam xuququl insaan ngeen di ko woowee droit de l'homme ak li nga xam ni nizam mali la wala iqtisaadi régime politique wala régime économique ak bu mu mën a doon ba islam indil la zakat mu doon solidarité lépp loo xam ne buñ ko toppoon tey pauvreté du am kon islam bu fekkee ñun suñu diine nag la ñu jël waaw ndax bu fekkee jëluñu suñu diine moom dañoo dem feneen ndax qui part à la chasse perd sa place mais bu fekkee nag dañoo jël islam mu doon nag suñu diine bu boobaa nañu xam ni islam boobu ànd na ak politique je dirais même que c'est deux choses indissociables kon mariage la boo xam ni raison la bu warut a am benn intérêt ou sinon intérêt bi moom mooy nga reconnaître le rôle prépondérant que joue l'islam pour une gestion rationnelle des choses de la cité et la politique peut se définir ainsi kon bu boobaa da ngay gis ni kon islam moom mooy loolu ci rôle am boobu moo tax keroog tabarkala suñu mbokk imam Malik mi ngi koy indi ci ñi nga xam ne ñoom Ibn Khaldun nag ñeneen ñi nga xam ni wax nañ ni ci islam am na sax lu ma ca jotoon a noté waaw mooy la sultana illa bi rijalin wala rijala illa bi maal wala maala illa bi amar wala amara illa bi adlin wa husni siyaasa kon foofu gis nga kon des penseurs religieux yoo xam ne ils ont pu apporter un modèle de société pour pouvoir participer à l'édification même d'une société nouvelle moo tax ñun religion yu kunu a'immata diinana wastayqazu la seen Serigne Cheikh Tidiane Sy wax nga xam ni man nee naa c'est un grand politique c'est pas un politicien nag mais c'est un politique moo tax yaa saadatal islam yaa nujumal wara ma akramal islam in lam yushtara nga xam ni ci boobu xasida ma ngay wax ni les chefs religieux nanu jóg xam ni ils ont un rôle très important à jouer dans l'éducation de cette société ngeen baal ñu ak wasalaamaaleykum ñu jox sunu mbokk Lamine Gueye sunu mbokk Mor Jaxate mu waaj kon mbokk asalaamaaleykum xam naa dañuy commencé di jaajëfal docteur ci exposition bi nga xam ne defal nañu ko ci exposé bi ngeen baal ma mel ni dañuy ñaan yàlla yal na yàlla yokk leeral dënnam mu mel ni xam naa thème bi na dafa am solo te yaakaar naa ne xëy na buñ ko doon débattre fii ba suba sax du jeex parce que dafa am thème yu dafa am ay aspects yu bëri yoo xam ne daf ci dugg parce que c'est bu ñuy seetlu dëgg-dëgg donc c'est l'actualité en fait mais li ci am solo ba am solo mooy ba seetee thème bi da wax ni politique et religion te yaakaar naa ni fi problème bi nekk instant bi donc je pense que du xanaa politique au singulier du religion au singulier parce que ay politique ñoo am ak ay religion bu ñu yemee juste ci li nga xam ni mooy par exemple la religion chrétienne wala la religion juive par exemple seen émission ci politique je pense que du am problème parce que boo seetee fi coow li nekk dëgg-dëgg instant bii nii mooy émission bi nga xam ni islam am na ko ci politique parce que bi mu commencé dugg di fësal yaakaar naa ne fi la coow li commencé juddu donc kenn ku nekk di tëb di dal di wax lu ko neex naan voilà xam nga wow ñoo bàyyi l'islam donc dugg ci politique en fait commencé di ko combattre en fait mais je pense que parce que xam nga benn question bu bëggoon poser sax mais question bi donc yaakaar naa da nga ko répondre moo tax mais li ci am solo ba am solo mooy parce que bu ñuy wax politique dëgg ak religion mooy li nga indi mooy état ak église par exemple mais comme rapport de force ci la ñu nekk donc yaakaar naa ne li nga xam ne moo gaañ politique mooy moo gaañ religion c'est surtout la guerre des religions parce que moo tax faiblesse yi xanaa religieux yi daal di am ba nga xam ni état daal di xanaa mujj am jël pouvoir yi mais ci sama jàngat dëgg en fait sama jàngat mooy comme ni nga indi yaakaar naa dafa am solo mooy
li nga wax ci xanaa laïcité parce que bu ñuy seet dafa am benn bindkat bu ñuy wax je pense c'est Dominique Laliane dafa wax ni la laïcité n'empêche nullement les religions organisées de prendre des positions mais elle les empêche d'imposer leur position. Je pense que foofu le problème bi nekk en fait parce que bu fekkente ne dañ leen yemloo juste de prendre des positions je pense qu'il y a pas de souci mais fi problème bi nekk dëgg-dëgg mooy ñu bàyyi leen ñu organiser wu en parti politique bay jéem xanaa vers la conquête du pouvoir je pense que foofu le problème bi nekk en fait mais li ma jeexalee mooy li nga xam ne moom la sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si wax mooy parce que li ma fi problème bi nekk dëgg-dëgg je pense que mooy ci ñi nga xam ne ñoo def xanaa politique ak religion métier foofu le problème bi nekk en fait parce que bu ñu ko yemalee juste ci xam nga ci vocation en fait je pense que du am problème mais bu ñu ko defee métier fa le problème bi nekk parce que moom nga expliqué sànq ci problème bi am ci église bi donc bi ñu demee ba défier kii bi ma nga xam ne donc moo indi woon xanaa comment dire li bi amoon ci église bi en fait ba nga xam ne moo indi woon après état bi daal di jël xanaa kii bi relevage kii bi quoi défi bi jël pouvoir bi en fait mais sëñ Cheikh Ahmed Tidiane li mu wax dafa c'est simple en fait moom dañuy rek bu ñu bàyyi ku amul métier jàngale en fait daf politique bu ñu bàyyi aussi xanaa ku amul métier dafa jàngale religion je pense que bu ñu utee métier ba pare doog ko def je pense que yaakaar naa foofu mën nañu wax xanaa benn mariage de raison en fait wasalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu jox suñu mbokk Mor Jaxate Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye mu waaj. ok salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen balu àq di remercier docteur ci thème bu am solo bi mu def parce que man je pense que c'est une thème d'actualité dañ ko war a di revoiraat parce que dama nekkoon ci benn incertitude man ak samay morom parce que tey ñu bari jàpp nañ ni religion tey boo nee religion rek dañuy jàpp ni boo nekkee un homme religieux rek dugg ci politique bi rek fi ñu lay xool rek mooy yow politicien nga parce que dafa ma dal démb ñuy serante la ñu wane benn chef religieux boo xam ne dafa adhéré ci politique bi actuellement fi ñuy xoole rek benn mbokk ni zappel parce que kii c'est un politicien seulement li ma ci xaw a jaaxal mooy fi ñu toll ci Sénégal nga wax ko wax bu am solo ma ni au Sénégal la religion règne mais elle ne gouverne pas ma dégg ma seetaan benn thème bu am solo bu ñu doon def je pense Paris ci entre religion ak politique mais ñoom li ñu décortiquer politique mooy c'est souvent mooy li nga wax bu am solo parce que da nga ni tey fi ñu toll mooy christianisme la religion chrétien bi moom moo tax bu dee wàllu islam dañuy wax ni ñoom chrétien ñoom dañuy wax ni ñun comme surtout religion li ñuy rôle mooy dafa war a dem jaamu ji yàlla parce que dama dégg benn mbokk mu wax bu am solo muy suñu mbokk Mouhamed Moussa mu ni je pense qu'il faudrait surtout considérer une religion comme une spiritualité et non pas un objet politique te dama jàpp fi ñu toll ñoom dañu jàpp ni religion c'est un objet politique parce que bu ñu demee ba naan ci même débat bi ñu naan religion musulmane wala l'islam ñoom seen rôle mooy bu ñu duggee ci politique bi mooy affaire terroriste la tey da nga wax bu am solo mu delluwaat actuellement ci Sénégal muy la poser question boobu muy question boo xam si bu ma xaw a jaaxal la parce que tey suñu gisee chefs religieux yi nu ñu anticiper ci wàllu politique man je pense que est-ce que newul benn conséquence boo xam si ni tey est-ce que du intérêt personnel mu mën ci dugal parce que su demee ba société Sénégal bi yëpp koo ci xool rek mu nekk un chef religieux rek dugg ci politique bi rek nga ni kii c'est un politicien bi ci des beneen question bi may laaj mooy est-ce que jàppoon ni ni ñu koy waxati sax est-ce que dama jàpp ni surtout ci wàllu entre religion chrétienne wala religion musulmane ak religion est-ce que warut am benn dialogue par rapport à ce sujet asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu jox sunu mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye sunu mbokk Lamine Ndiaye moo waat. salaamaaleykum ñu ngi nuyoo di ziyaara di rafetlu ni docteur indee thème bi xam naa ñun dañu amoon contribution mu dellu ci jàngale bu am solo bu sëñ Cheikh Tidiane si def bi ci jiitu daf ko def ci wàllu diine mu wax ni ci tubaab la religion
dafa nekk une perpétuelle tension qui tend à maintenir un parfait équilibre pour la bonne grâce de tout ce qui existe bu waxee loolu islam dugg na ci christianisme dugg na ci judaïsme dugg na ci wane na ni diine dafay jagal pénc dafay jagal nit ki beneen bi mu ñëw ci islam wax ni dafa am ñeenti système yu nekk ci biir mu ni islam bi dafa nekk un système politique nekk un système social nekk un système religieux nekk un système éducatif tudd na politique bi ci biir kon mënatuñu def benn mënatuñu indi dichotomie mënatuñu jël diine teg nii jël politique teg nii parce que politique bi mi ngi ci biir diine bi beneen bi dafa dellu ci wàllu mariage des raisons bi man ni mu ko gisee mooy problème yi am jamono ji dafa fekk ni nitu politique bi mooy jéem a limiter nitu diine bi mën nañ ci jël exemple ci li Serigne Cheikh indi ci islam et monde occidental wax ni Serigne Babacar Sy dafa wax ni je suis français aujourd'hui et je le serai encore demain mu ne pourquoi ne pas accorder une double nationalité à un homme doublement colonisé parce que juddu nga ñu ni la sénégalais nga tubaab yi ñëw coloniser la imposer la seen système nga nekk ci diggante boobu mu ne kon mënoon la jox benn yoon nationalité française te Serigne Cheikh nee na jamono ji sénégalais yi nekk tugal yépp am problème loolu moo ko indi parce que bi ko sëñ Babacar Sy waxee Senghor dafa newoon bis bu ñuy ñaan indépendance dinañ ko ñaan tubaab yi dinañu fexe ba loolu am wante defuñu ko tey moo indi problème yi am moo lay wan ni bu fekkoon ni ngi bàyyi xel nitu diine yi li ñu leen di wax bañ leen limité tey Sénégal dinañu weesu yu bari bu mujj bi mooy ma dama yaakaar ni li indi loolu mooy ñoom ñi nitu politique yi dafa am domination bu ñuy bëgg def ci nitu diine bi parce que ki nga bëgg limité da nga koy bëgg dominer su fekkee daf ko bañ moom ak mbooloowam li docteur wax sànq da nga leen di tuddee ay intégriste te sëñ Cheikh nee na koo gis intégriste la ci li mu doon am na ñu bokk ci parti politique am ni ñuy gisee booy waxtaan ak ñoom te gëmoo idéologie parti bi du ngeen juboo nga dem ci association fekk ko fa dem ci organisme bi dem feneen ak feneen fekk ko fa pour wax la ni li mu wax rek moo am solo mooy ku ci nekk intégriste nga ci li nga doon mais bu fekkente ni mënuñu la dominer ci lañ lay tuddee intégriste tuddee la fanatique mais yow yaa xam sa bopp ñu jéggalu ci guddal bi asalaamaaleykum. ñu jox sunu dernier intervenant Lamine Ndiaye. naa mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokk yépp di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa ay Seydi Mouhamadou Moustapha Sy di ko ñaanal yàlla yéene bi mu am ci jaamee bi yàlla na ko yàlla mottali ñëpp ñu duggaale ci biir bu ko defee dañuy jaajëfal tamit sunu conférencier vraiment thème bi am na solo surtout li ma ci gën a charmé mooy aperçu historique bi ni ko indee bu ñuy limité woon foofu rek vraiment dina neex mais mu am benn ponk boo xam ne da nga ko ubbi mu nekk lu jar a xóotal mu dellu ci mutation yi nga wax parce que c'est un moment déterminant te dafay am influence ci avenir u vie politique au Sénégal donc damay cantonné wu ci volet boobu parce que dafa am solo te ñun moom moo ñu gën a soxal ci mutation yi nga wax dafa am ñetti articulation yoo xam ne dama ko ci gis te loolu lu jar a jàngat la parce que dafa am fu ñu jëm am débat bi mi ngi posé wu actuellement ci religieux yi dugg ci biir politique bi mu mel ni comme si lu bees alors que ci njëlbeen bi wax nga ko si sa biir waxtaan dafa amoon benn lëkkaloo bu amoon seen biir muy fàttali waxu mag ñu baax ñi yaakaar naa sang bu tedd bi mas na wax Lamine Gueye ne ko bul ko xam yow dong bul ko sañ yow dong bul ko mën yow dong maanaam bul singulariser wu xam nga rapport yooyu li leen ko mayoon moo di ne am na rôle de conseil yi ñu doon am yu ci doon feeñ daan nañ xàllal yoon politique yi mu mel ni politique yi bu ñuy dem seen vision la ñuy demee mu nekkoon lu ñëpp rafetlu ñu gisoon jeexital bu mu amoon deuxième articulation bi ci mutation yi nga wax mooy bi ñu demee ba ci politique yi bi ñu foogee ne jekku nañ commencé maintenant di jéem a utiliser religieux yi
ah commencé di leen jéem a manipuler corruption du ñu koy commencé dugal ci ñenn ñi nga xamee ne ni am na influence ci ñoom dem ba ci am sañ-sañu jël kilifa diine di ko bind ci liste électorale ça c'était le sommet ñu dund ko fi mu gën a empiré mooy bi ñu demee nag ba foog na jekku nañ ñii amatuñu benn crédibilité naan la léegi waratuñu addu ci wàllu politique fa la mariage bi commencé am fissure mais heureusement am na ci ñoo xam ne si seen biir clairvoyance xam nañ ne lii mënuñu leen dissocier ñu revenir à de meilleurs sentiments redéfinir la relation loolu moo ñu indi tey mu am ñu teew ci assemblée bi moo xam nag ban interprétation lañ koy jox mais c'est une redéfinition ci biir redéfinition boobu wax nga ko sànq ne am na ñeneen ñuy ñëw mais ñeneen ñuy ñëw boobu naka la ma war a doon seen taxawaay il faut que ñun tam ñu def ci jàngat bu wóor parce que mënoo taxaw ci biti bàyyi ñuy décider à ta place ba pare nga bëgg na da ngay redéfinir une politique mënu nekk da ngay nekk sa tànk kañ day nekk ci biir nga jéem a xool mutation yi nga ci indi xam naa xaw na jaxasoo xaw na mais temps bi moo ñu ko mayul ñu jégalu bu baax salaamaaleykum. baarakallah naa dañuy jox docteur Momar mu jéem a tontu ci laaj yi aussi def commentaire ci intervention yi. baax na maa ngi gërëm ñëpp en fait ñu bari dañu def rek contribution boo xam ne bi day mottali sama bars bi li am solo mooy li ma mujj wax man laa jàpp ne nañ ci bàyyi xel bu baax parce que l'islam moom mel noonu l'islam moom c'est une force tranquille manoo ma sikk ne mag ñi ñoom xamoon nañ fu muy mujj mooy lu ñuy wax wiir jaari ndaari wax naa ko ci àddina bi wax naa la ne la àddina bi boo demee ci monde musulman idéologie bu nekk essayé nañ ko idéologie bu nekk essayé nañu marxisme libéralisme socialisme nationalisme lu nekk essayé nañ ko au bout du compte échec total lu fi des l'islam fii Sénégal li Sénégal sëriñ si dañ leen di soxla ji daara yi dañ leen di soxla ji pourquoi parce que mooy li ma la wax c'est-à-dire que feebar bu nekk la koy faj feebaru jikko du ay théorème économique moo koy régler ay formule mathématique du formule mathématique formula xaw ma Wade formula la xaw ma du moo koy régler non feebaru jikko maa ngi dañ ko du ñoo ngi woy docteur baatin bi foofu Sénégal yi toll moo tax ñu soxla jullit ñu soxla religieux yi dañ leen a soxla parce que lii seen feebar ñoom ñoo yore li koy faj loolu mooy expliquer seen de plus en plus ñuy ñëw ci champ politique bi te mun ci ñàkk li nga doon wax léegi émergence boobu munu cee ñàkk c'est-à-dire xëy na soxlawuñu dugg ci politique bi waaye fokk ñu dugg ci politique bi mun te ñàkk parce que société bi moo toll foofu moo ko soxla boo dem prendre la crise de l'éducation suñu système scolaire est-ce que day éduquer Sénégalais léegi waxuma la sax wàllu defar jikko bi mais même xam-xam bi kese léegi amatu ci c'est devenu à plat pratiquement jël le système économique Sénégal dañoo ñu ngi toll ci ay stratégie de survie li may wax mboñ mi xam na ko stratégie de survie yalwaan xam nga yalwaan mooy pratique bi nga xam ne à la limite de la licéité gis nga bu ñu ko éliminer agression yi commencé man maa la wax loolu parce que stratégie de survie c'est-à-dire kuy bëgg a dee moo koy def Sénégal yi foofu lañu toll kon sur le plan économique alors que boo dee xool léeg-léeg dégg naa liy daw ci 4x4 ci Sénégal mu ëpp li daw ci 4x4 ci Afrique de l'Ouest loolu quand même jéggi na dayo donc am na feebar ci ñi mel noonu ñi toll foofu
sa réew ni mu mel en tant que nga gis sénégalais buy dem ci mbalit di ci wut lu mu lekk loolu sore nag valeur Sénégal waxuma la sax valeur religieuse mais valeur traditionnelle sax sore nag moom nga yore ay ameur yoo xam ne dégg naa c'est extraordinaire waaw xoolal li ñu wax ne moo nekk ci banque yi te loolu du temps de Abdou Diouf rek ci fin règne Abdou Diouf rek mi ngi wax ne école du parti mu xool cadre du parti socialiste mooy leen dem leen jëli xaalis bi ngeen rënk ci àll bi ñu financé ko développement plus de 5000 milliards yoo xam ne ñu ngi ci àll bi jamonoy Abdou Diouf léegi nag loolu parce que benn ay individu ñoo koy am ci jamonoy Wade c'est extraordinaire c'est-à-dire xaalis boobu ñu rapatrié rek suñ ko indi woon fii ci Sénégal presque mën nañ cee financer le développement du pays mais dinaa wax beneen pour terminer xam nga lu tax l'islam ñu soxla ko wax naa ne léegi ne demande d'orientation boobu gars yi dañoo amul programme am parce que gars yi parti yi fi nekk ñu ci bari seen dellukaay donte sax léegi xam nañ dellukaay yooyu dootu dara parce que libéralisme san suñu plus rien marxisme san suñu plus rien d'ailleurs gars yi ñoom ñooy ànd sax libéraux yeeg marxistes yi ñooy ànd léegi parce que gisuñu benn différence seen diggante ça veut dire loolu mooy wane inanité seen programme mais c'est que développement la question de développement qu'on pose au Sénégal au Sénégal dama ne nit ñi dañu seetlu Sénégal boo jógee ne da ngay l'état là dafa war a financer école yi état amul xaalis pour financer école yi pratiquement ba léegi am na ñu nekk ci abri provisoire mënu ko financer boo nee hôpitaux yi moo gën a toroxati mais est-ce que Sénégal manqué na jàkka ah pourquoi parce que julli ñi ñoo koy joxe ñoo koy financer pourquoi parce que dañ ci gis yàlla mais ne dafa am fii les ay borom xam-xam yu fi ñuy prélude benn réseau la d'universitaire ñi canadien lañu ñi allemand lañu ñi belge lañu ñi Sénégal ñu daje fii ci université Cheikh Anta Diop ñu jox professeur Kizerbo mu waxtaan leen ci le développement en Afrique professeur Kizerbo ne leen faiblesse su développement en Afrique mooy amuñu épargne intérieure wala suñ ko amee kenn mënu ko mobiliser donc on est obligé de faire appel à l'étranger te étranger yi ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa benn tubaab moo jóg mooy leen man li ngeen di wax noonu man gëwuma ko xawma ko comprendre ma ko parce que la veille maanaam bis bu ko jiitu la sëñ Abdoulaye Khad woote woon fële ca Touba ba mu wootee dafa laajoon 1 milliard et quelque defe naa pour extension mosquée bi 10 heures la woote balay 11 heures am na ko mu ne waaye yéen li ngeen di wax man xawma ko am na benn góor gu ñu wax ne fële ci biir Sénégal dafa woote démb pour laaj 1 milliard dégg naa avant 10 heures am na 1 milliard ngeen ne kenn mobilise kenn mënul mobiliser waaw parce que ñi joxe 1 milliard dafa am lu ñu gëm dañ ciy wut yàlla su état bi tey bu fekkoon ne bi symbole religieux la bu mobiliser Sénégal yi ñu jóg wala déet c'est parce que l'état est en déphasage avec conviction sénégalais loolu nag damay wax ne fondement ba ci état Senghor bi la woon Senghor état bi mu tëral dafa waroo ak la culture des Sénégalais culture boo xam ne bi asas bi diine la waaw loolu moo tax munu mobiliser Sénégalais bu fekkee ne li nga koy woo gisu ci yàlla waaw bis bu ñu demee ba ñuy woote ci politique di woote ñuy gis ci ñoom yàlla Sénégal yëpp jóg salaamaaleykum. barakallah encore une fois ñi ngi remercier docteur Momar ci xalaat bi ni mu koy indee rafet na buñ ci doon tënk dañuy wax rek ni li mu wane ni l'islam bi ñu xam te mu gën ñoo jege diine la bu nga xamante ni dafa am dimension politique te ñu bare wane ko ci intervention yi wane ni mënoo tudd diine te doo tudd dimension politique am waaye mu am benn nag boo xamante ni sew-sew la bu ñu war a lever benn équivoque mooy ni ñiy def parfois analyse politique jëmale ko ci diine
parfois dinañu xaw a biaiser tuuti analyse bi parce que le religieux lañ dul mën a cerner ba mu jeex mooy kan. est-ce que li yàqu lépp religieux yi la wala déet? lu waral nit ñi ragal l'immixtion des religieux dans la sphère politique lan la? kon donc ñu jaadu nañu xam kan mooy le religieux. ndax les critères yi nga xamante ni moom sociologue la ku ci mel ne ñetti légitimité yi Weber wax da ngay gis koo xamante ni incarné wu ci benn, amul sax légitimité numérique tudde boppam religieux dugg dans la sphère politique yàq ci lu bari. ñiy def analyse politique du ñu am seetlu ni kooku nekkul le religieux dëgg. kon nag bu fekkente ni diine l'islam diine la boo xamante ni diinun wa dawla, kon organisation sociale mënul jóg ci taxawaayu l'islam. waaye nag ki taxaw pour waxal l'islam kan la? moom tudd na ci waxtaanam ni war na nekk koo xamante ni ñuy tudde ay valeur ay vertu da ko war a incarner ba mat sëkk. mariage de raison moom la oustaz Aliou Mbodj wax léegi mariage de raison. les psychanalystes yi nga xamante ni dañuy wax wàllu mariage tuuti ñoom dañoo wax ni dafa am benn dose intérêt bu ci am bu ndaw, am na dose intérêt mais nag du calcul. mu il faut ñu def différence entre calcul bi ak intérêt. ñi nga xamante ni seen alliance politique, seen alliance ak religieux yi nga xamante ni seen alliance ak nitu diine ak nitu politique c'est conjoncturel, mais ñooñu bokkul ak ki nga xamante ni alliance politique am yépp da ko teg ci raison, da ko teg ci principe. trajectoire historique bu Sénégal wane na ni Sénégal moom réew la boo xamante ni diine ak politique kenn mënu leen a taqale. depuis tudd na ko léegi Senghor ak lu ne at mu jot ñu dégg ñu ni diw nee na nañ jàppale diw nee na nañ jàppale diw, mais am na ci nag ñoo xamante ni conjoncturel moom moo tax ñuy jàppale ndax dafa am nu mu fa demee. seen alliance conjoncturelle kese lay doon. kon nag diine comme que mënul génn ci politique, mariage bi mënul nekk lu dul mariage de raison, lu jaadu la seen ànd. mais nag ma dalal sa xel gis nga bu diine bi ñuy wax xam nga bu ñu ci génne yàlla sinon dootu nekk diine wala déet dootu nekk. il faut ñu bàyyi yàlla mi ngi ci biir mi ngi ci biir du jouer. waaye bu ñu nee nitu diine yi ñëpp jóg maanaam pënd la buy jóg rek waaye pënd bu jóg dana mës a wuri. waaw mu nekk ma dal ci sa xel. incha allahu taala. absolument moom dafa mel ne dégg na fi ñuy waxee ba tabaarakallaa loolu lañ ci jublu woon rek pour wane ni comme que pënd bi dana wuri nañ bàyyi pënd bi mu wuri tuuti. mais tamit moo am beneen affaire bu am solo mooy ni ñi nga xamante ni tey jii war nañu jóg te jógaguñu, te dañoo dégg benn boroom xam-xam mu wax ne le mal pour triompher n'a besoin que d'une seule chose, que les gens de bien ne fassent rien. bu ñu demee ba ñu seen loxo sell wàccuñu dugg ci langue politique gi nee nañ loolu lu yàqu bokk na te ñu yàq. loolu la wax comme xalaatam. loolu yi tamit muy aspect boo xamante ni boo am solo la ñu war ko bàyyi xel. mais daal nouvelle configuration bii am te muy yamul Sénégal kese muy fépp nga xam ne diine loxo diine surtout l'islam ci biir politique. Égypte joxe na l'exemple feneen ak feneen. Égypte dañoo wax ni les frères musulmans bi ñuy fexe pour jot le parlement ak ni ñu jaar ba jot exécutif bi nee nañ ñoom seen poids électoral kese 5 millions de personnes la, mais 13 millions de personnes ñoo leen fal. kon pour wane ni am na ñoo xamante ni adhéré nañu ci seen idéologie te bokkuñu ci ñoom. feneen noonu vague la boo xamante ni du taxaw. moom waxtaane nañ ko ci biir mu ni ma kanam la jëm, même ci Sénégal kanam la jëm, mais nag day jaadu ñu xam kan mooy le religieux ak ku dul le religieux bu ñuy faral di def analyse politique ci wàllu diine l'islam.
kon nag mu mel ne yooyu moo doon kàddu yi ñu remercier waat ko bu baax a baax a baax mi ngi waxtaan ak ñoom Oustaz Samba ci biir rek di fàttaliku yu am solo di fàttali daara ji ni moo amee solo ci ñi bu ñuy waxtaanee lii di ci tudd mbokk yoo xamante ni la ñu gëmoon ak yàlla def bi ñuy wuy ji seen borom fexe nañu ba dundu l'islam kon nag loolu mu mel ni méritu sunu kilifa la méritu Serigne Moustapha la moo fexe ba séexale na ñaari daara yi ba nitu diine doo am complexe toog fi nitu àdduna yi tamit doo am complexe toog fi ci remerciement yi dañoo wax ni dañuy remercier sunu mbokk madame Kane te mooy soxna docteur Momar mi ngi ànd ak moom gunge ko ñu ni dañuy remercier aussi monsieur Aliou Mbodj ñu remercier itam monsieur Lamine Fall Serigne Abdou Boussa Dia itamit ñu remercier ko ñi ngi ci jotaay bi ñu ni bu dee wàllu presse bi la waa TFM ñi ngi fi waa RTS aussi ñu remercier leen waa TSL ñu remercier leen Sen TV 2STV Walf TV bu dee presse écrite bi L'Obs ñi ngi fi Le Quotidien L'As ak asfiyahi.org xam naa dañuy fàttali itamit kenn ci remerciement bi ñu ni madame le maire Seynabou Wade mi ngi localité A de Dakar 1 ñu nekk fii ci Fass mi ngi ñuy suivre à travers le net ñu ni tamit benn bi la waaw kon nag programme suba bi ñu ni monsieur Yoro Dia moo war a def waxtaan suba thème bi nag ñu ngi ko tuddee vent de révolte à travers le monde raison politique et mystique kon nag loolu moo doon fàttali programme suba bi ñuy gërëmaat bu baax a baax au nom du comité scientifique ñu sant bu baax docteur Momar di ko ñaanal yàlla yal na yàlla yokk leeru xam-xamam yal na yàlla mottali yéeneem ci gëstoom kon nag ñu jàngaat fatiha def salaatul fatihi ñu def ko hadiye ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu yewee ko ba suba jërëjëf Mbodj Mbodj tubaarkalla merci jërëjëf